baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey baolinfo.net le portail du Baol sur le web. baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di mën di jot bépp xibaar bu ñu dugal ci chaîne YouTube bi. Remercier docteur Babacar Diop ak FDS ci seetsi gi ñu seetsi tey ak yëg-yëg bi ñu am ci ñun ba tax ñu ñuy boole ci seen yitte. FDS nag dafa di kuréel goo xam ne bëri na lu ñu bokk ak ñoom dafa di kuréel goo xam ne nuru na trop ak Pastef nuru na trop ak FDS naam lenn ci FDS particulièrement ki ko jiite mën nañu wax ni moo ñu jiitu ci langue politique bi waaye ñoo bokk génération muy benn bokk yéeg-yéeg ak gis-gis ci réew mi moo tax du surprise su dee ku mel ni Mamadou Dia boole nañu di référence ci ñun di référence ci ñoom waaye it ñoo bokk ci wàllu doxalin ni ñu gisee ni nii la ñu war a doxalee politique ci Sénégal kon jàpp naa ni suñu bopp la ñu dalal fii tey ci waxtaan goo xam ne waxtaanu déglu la d'abord pour gën a xam li wundu mbir mi waaye waxtaanu apporter suñu soutien inconditionnel à nos amis du FDS. Donc damay commencer par féliciter waa FDS parce que li ñu def dafa am solo man dama jàpp ni ñun ñëpp dañ leen waroon féliciter parce que dañoo dem ba war a taxawal kuréel parti politique ñu def effort de recherche parce que loolu daf ci am solo effort de recherche boo xam ne dañoo dem seet ci suñu histoire ci suñu aada dem creuser fu xóot a xóot pour tànn ci loo xam ne dinañu delloo ci suñu bopp loolu dafa am solo parce que jàpp naa ne bu ñu jëloon benn tur rekk ci nasaraan coow li lépp du am waaye dañoo def effort de recherche dem génne loo xam ne valeur la ci ñun ñépp nag ñun ñépp parce que dañoo am ci suñu histoire loo xam ne dañ koo yaroo màggee ko damay wax Sénégal en tout cas sénégalais suñuy maam amul ku leen gën a théoriser ay valeur jom fulla fayda fit kóllëre teranga leneen ak leneen amul ku ñu ko gën a théoriser ci histoire u àdduna gëw ma ko waaye est-ce que tey ñun ñii nga xam ne ñooy seeni sëtaat ñoo ngi koy dund ak ñoo ngi koy dundal question boobu kenn ku ne ci ñun mën na cee tontu bokk nag ci ñu koy dundalee mooy ku toll ba war a sanc loo xam ne lu ñëpp war a xam la naam mën nga jël lenn ci nasaraan waaye góorgóorlu dem seet ci suñu cosaan suñu aada suñu histoire loo xam ne mën na koo màndargal nun de biñ ci tollee noonu lañ defoon ba looloo andi Pastef ndax Pastef du tubaab te ba ñuy tànn dañoo njëkk a xalaat ba taxawal Pastef doog a xool nag benn lettre bu nekk lan lañ ko mën a màndargaal ci nasaraan luy symboliser suñu combat looloo andi patriote bu njëkk ba sénégalais du Sénégal léegi patriote africain du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité bu nekk nag di valeur bu am solo boo xam ne dafa bokk ci suñu combat waaye balaa ñuy dérouler ci français dañoo njëkk a ut ab baat boo xam ne jàpp nañ ni baat bu am solo la boo xam ne soit ci suñu cosaan suñu aada walla ci li muy signifier dafa di baat boo xam ne koo ko wax rekk war na am lu mu def ci moom ci lu jëm ci lu baax ñoom loolu la ñu def ba génne nag baat bu am solo boobu di Guelwaar
kon ñun dañ leen di féliciter ci effort boobu ndax du baat boo xam ne dafa renvoyer à une logique politicienne strictement mooy nu may def rek ba jël nguur gi rek du baat boo xam ne day renvoyer ci loolu rek mais baat la boo xam ne daf ñu bëgg a renvoyer à des valeurs très fortes yoo xam ne ay benn xeetu nit ci société bi boo xam ne mënoo ko askanale ci waaso bi walla ci waaso bële moom wax na ko léegi dama ko doon tooñ ne ko Babacar am na ethnie bu bees Sénégal waaye ethnie boobu liy jafe-jafe mooy mënoo joxoñ kenn ne kii mooy gelwaar bi saal bi de fii wóor na ma soosee ngi fi joolaa ngi fi olof a ngi fi séeréer a ngi fi pël a ngi fi mankaañ ñépp a ngi fi waaye soo ne woon gelwaar Sénégal kan la ñu mën a joxoñ ne kii mooy gelwaar ñun ñëpp ñooy dajee ni ñun ñëpp gelwaar lañu parce que valeur la du ethnie kenn du nangu ñu génne la ci gelwaar yi fii am na parti yoo xam ne nañu ay républicain lañu mais est-ce que am na ku nekk fii koo xam di nga nangu ñu ne la yow doo républicain am na parti yoo xam ne nañ démocrate lañu est-ce que am na ku fii nangu ñu ne ko doo démocrate am na parti yoo xam ne nañ patriote lañu est-ce que fii ci salle bi dina am ku nangu ñu ne ko yow doo patriote kon suñu ne woon gelwaar ku xam signification bi rek yaa njëkk a fëgg sa dënn ne man gelwaar la kenn mënu koo askanale benn xeet kese ci biir réew mi walla benn waaso moo tax c'est ridicule il faut que ñi ñu jàkkaar lool wax ñu ban waaso mooy gelwaar ak fan la ñu nekk ci Sénégal ak ñaata lañu ci lim nuñ mel il faut ñu wax ñu ko parce que man maa ngi doog a dégg nag ethnie bu tudd gelwaar au Sénégal maa ngi koy doog a dégg kon ñu ngi leen di féliciter ci effort boobu di leen wax ni di ngeen am suñu soutien total et absolu dans cette lutte parce que dafa am yoo xam ne xeexu principe la mënoon nañ ne lii waruñoo tardel ñoom mënoon nañ ne lii waruñoo tardel kon nañu bàyyi gelwaar bi rek ñu jox ñu suñu récépissé léegi ñu dem def suñu politique mais dafa am xeex yoo xam ne c'est des combats de principe te dafa am solo parce que benn yooyu ngay bàyyi mooy tax nit ki gën a mën a dëkk ci li ñuy wax abus de pouvoir mooy jaay doole gu tegul ci yoon jaay doole gu tegul ci yoon nag mooy li ñu gën a mën a màndargale nguur gi fi ne nguur goo xam ne suba ba ngoon jot yow waroo tudd nii nga war a tudd gëm naa ni Sénégal nañ dem ba nit dina am doom tuddee ko ma xujja ñu ne ko déedéet ma xujja moom amoo droit tuddee ko foog mu tudd rek Macky wala Massal wala xaw ma lan foofu lañ jëm wala nit ne damay organiser wu soxlawu ma xaalis bu jóge ci bitim réew soxlawu ma ay lobby yu ma jox sénégalais yi ñu bëgg nañu dajal lu ñu am joxe nga ne du fi amee kenn du cotiser dem naa dañ suñu logique woon nag dinañ dem ba ne daayira yi dootuñu cotiser jàkka yi dootuñu cotiser keneen dootul cotiser ay sénégalais yu daje bokk seeni mbir seen statut ne les ressources du parti mu nga jóge exclusivement ci cotisation yi ak ci don yi nit ñi daje ne dañuy cotiser nga ne kenn du fi cotiser muy beneen abus de pouvoir wala nga xëy ne opposition dootul am Sénégal démocratie bu mel ni Sénégal nga xam ne balaa ñu am indépendance démocratie la woon ñu doon wote ay sénégalais doon jàmmarloo ci politique depuis jamono ñoom Galandou histoire a ngi fi ñoom Lamine Gueye ak Senghor ñoom Galandou Blaise Diagne boobu amaguñu indépendance di dox ba am indépendance parti unique am fi ñu dox nit ñi xeex di xeex clandestinité ak yeneen ba Senghor bi fi newoon xam ni loolu mënatul wéy mu ubbi ne démocratie léegi bien que c'était limité ba mujj ñu nekk ci démocratie intégrale ab waay boo xam ne nee nañ ne après les indépendances daanaka amul benn combat ba mos a mëne sa àdduna dëgg ndax da ngaa raam la ngaamu ci ay parti ay appareil cacher ton jeu ba ñu defar la
faxas la génne la fa nga newoon def la nit def la directeur général ministre ba ministre d'État ba premier ministre ba président assemblée nationale ban combat la mené tey fii dans les grands combats démocratiques de ce pays musul mené combat. Situation am sénégalais yi bëggoon changement, tu étais le mieux embusqué nga jël réew mi ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. ñàkk humilité weesuwul loolu ak ñàkk xam-xam nag ndax ku xam tuuti peuple sénégalais di nga xam ne du peuple bu ñuy tënk ba war a mun a am benn parti unique. nga xam ne bi ñuy doog a jël indépendance Senghor doole gi mu amoon teewul amoon na ñu ko doon xeex clandestinité ñu leen di tëj kaso di leen dàq seen liggéey ñii di génn réew mi yow nga toog ba 21e siècle 2012 nga ñëw taxaw naan je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression bew weesuwul loolu moo tax loo ci gis bu soobee yàlla il fera face à l'une des plus grandes forces d'opposition de l'histoire du Sénégal parce que personne ne peut réduire les Sénégalais. Réduire l'opposition mooy réduire les Sénégalais. Le peuple sénégalais a besoin de contradictions. Il a besoin de forces politiques qui s'opposent. dafa soxla kuy jiite ak kuy nekk ci kujje gi naan ko d'accorduma loolu bis bu dañee ci réew mi musiba la ñu war ko def nag de manière civilisée waaye pour mu civiliser il faut que acteurs yëpp doon acteurs yu civilisés mais boo amee benn acteur boo xam ne nee na ku noyyi ma duma mënul nekk lu civilisé te boo yaree yëkkati sa yat nag boo yàggee yëkkati sa yat di nga toll foo xam ne yat bi ci yow lay dal kon lii da ko benn illustration la rek ci lu ñu mën a lim ci li fi xew 2012 ak léegi tëjaate génn ci réew mi dàq ci liggéey complot lu ñu wax nga ne lii du fi amee te yow ca jamono jooju say ñoñ lu leen neex ñu def ku ci randal alal réew mi sax ay milliards rapport yaa ngi fi fees dell ñu ne kenn du la laal parce que nag ci buur ba nga ne foog ngeen ni am réew dinañ ko téye ci injustice bu tànn jotee nag nga war a tànn ay nit laa wax ay nit ñu nite parce que réew ay nit a koy yor gis nga pouvoir autorité da nga koy confier nit parce que ñi muy jëflanteel ay nit lañu mu war a jëflanteeg ñoom ci li ñu xam ñun ci rafetal parce que balaa yat di dal gis nga nit premier élément bi tax nit jox la gëdd bi mu la war a jox nit jox la respect bi mu la war a jox nit jox la kilifte bi mu la war a jox premier élément bi du yat premier élément mooy yow si bopp nga doon exemple ci comportement bi ngay comporté wu ba pare won ko ni lii li nga lu mën a nekk la te ci intérêt réew mi la mais bu dee simila ak saala rek nga ne nañu dóor bu yàggee boo moytul nit ñi ndiwal batiku sa kaw moo tax loolu ki ko mën a def nag mooy ki nga xam ne nite na jëlee ko ci yaram jëlee ko ci formation am jëlee ko ci parcours am waaye bu dee yow dañ laa jiital ci réew balaa ngay mën a tànn koy dénk ab cër rek il faut mu doon safaanu lii ma wax il faut nga jël koo xam ne ambition am jaral na ko lu ne suñ ko ne woon jaayal sa waa kër yépp pour ambition pour egg ci niveau bi dina ko def nga jël ñooñu nag dénk leen ay responsabilité da ngay jël koo xam ne moom la ñu santoon ne ko liquideel ma adversaire politique bi mu liquider nga wëlbati ko ne yóbbu ko ci beneen responsabilité ne ko liquideel ma adversaire bële mu liquider ñooñu ngay jël nag parce que ñooñu ñoo la arrangé jël leen jox leen ay responsabilité lu tel ni ministère de l'intérieur du caaxaan cim réew ministère amul ministère bu ko gën a stratégique mais bu ko gën a dangereux ci équilibre réew ministère de l'intérieur du lu ñuy politiquer ministère de l'intérieur du lu ñuy politiquer kaaraange Sénégal la stabilité Sénégal la ministère de l'intérieur kenn du ko dénk ku ñorul kenn du ko dénk ku ñorul waaye foog ni il faut un exécutant boo xam ne sans foi ni loi koo xam ne amul benn vertu moom nga koy jox pour soo ko nee tey
faagaagalal Abass Fall mu dem faagaagal ko loolu ndax sa bopp la. loolu moo ñu yóbbee ci lii yëpp ñuy dund seet leen ci ñaari weer yi ñu jóge ñaata kilifa ci politique bi ak ci diine bi ñoo wax teg seen baaraam ci lii loolu musul am Sénégal waaye tey lay gën a am promotion nag parce que loolu moo taxoon ñu teg ko fa waa ji dina kontaan te ne waa jaa ngi def liggéey bi te xamul ni nag loolu mooy musibam ñiy wax nag ni réew kenn du ko yor ci doole ak jaay doole réew kenn du ko yor ci fitnaal nit ñi ku ko mës a def rek di àdduna ba léegi depuis ñoom Firawna ba ñoom Xadafi ma génn ci sax Xadafi waaye ba ci ñoom Saddam ak ñeneen gis nañ fi mu mujje te histoire nag moom buukul la l'histoire yàlla dafa am nu mu bindee àdduna histoire day dox mais ci même façon bi lay doxee les mêmes causes produisent les mêmes effets li taxoon démb ak barki démb lii am bis bu dajewaatee loolu amat loolu mooy histoire amul lu ñuy recréer te ñi koy nax nag moom naan ko yow la yaa fi ne defal lii bis bu mbir mi jeexee te jeex na ba noppi gën saa gudd 2024 mu jóge fi waaye ñooñu doon ko jay nag ñoo koy njëkk woon gannaaw gis nañ ko fi 2000 gis nañ ko fi 2012 tey ñan ñoo nekk fële ay ministre ñenn ñi de sax ñi ngi woon ci liste CREI yi su ma juumul ñiy jay buur naan ko yow a defal dóoral bis bu mbir mi wëlbatikoo ñoo koy njëkk a wor dina wéet trop ak boppam moo tax nañu delloo ci seen xel gis nga Sénégalais yi seen yitte fi mu ne nii du ay gelwaar ak ay Pastef ak ay soo jëlee sa énergie yëpp nag ak sa temps yëpp xool nooy faagagalee adversaire politique munoo toppatoo yitte Sénégalais yi tey ñi ngi ci mbënd bi daaw ci nangi si ñun ñëpp demoon nañ ci mbënd bi man ren dama am gàcce demaat ci mbënd bi ñu joxoon fi engagement bu ne tey ay famille entière a ngi tëmb ci ndox mi am na yoo xam ne boo ko gisee da ngay tim bool sax doo mën a lekk ndax yërëm ñooñu nit ndax mun na nekk ci condition yooyu jamono jooju ana président de la république ana président de la république Sénégal est-ce que amati na président ñemewul génn sax wax ma mu dem fa de waaye ñemewul génn sax def déclaration massawu ñooñu waaye mi ngi yéeg ci avion bi mu jëndee 60 milliards ay chasseurs suisses di ko escorter ñu koy jëlal ay selfie xam nga loolu mooy narguer sax le peuple jamono joo xam ne tey njëg yi amul produit booy jël te njëg gi yokkuwul ba sénégalais yi amatuñu lu ñu lekk mbir mi métti na ana président de la république ana président de la république est-ce que réew mi amati na président jamono joo xam ne génn nañ ci troisième vague boo xam ne ubboon na bopp ñépp li fi jóge ci nit kenn xamul lu mu toll ana président de la république réew yi dox de diggante def naa tugal ñi ngi woon seen quatrième vague diggante bi muy door ak bi muy jeex président de la république def na ñeenti allocution sans compter nag émission yi mu def directement ci internet bi nit ñi di poser seen question ñuy répondre Sénégal ana président de la république président de la république foofu lañ la soxlee bi nit ñi nekkee ci guuta nga génn wax ak ñoom parce que yaay général bi mais bu méttee rek nga daw tëju sa palais ak sa kër kenn du la dégg bu affaire bi xawee baax nag nga génn di commencé waat nag taal fitna seet kan ngay song loolu du président de la république je suis désolé sénégalais yi de vous le dire amu leen président de la république jamono joo xam ne barki démb rek waxaat nañu diggante Ndar ak feneen ay nit ndaw yoo xam ne ndóol ak ñàkk liggéey ñoo tax ñu doon fexe pour dem tugal dem bitim réew ñaata bakkan na ci rot ay nit lañu duñu ay mala ana président de la république bi ñu génnee ci événement mars yi ñaata emploi la fi promettroon dajale xale yëpp jam ñaajo kan moo fi am liggéey kenn
te du ko mus a mën a créer nag parce que mënu ko, xamul fu ñuy jaar pour def ko, à part politique politicienne nu may def ba falu wala ba faluwaat, nu may def ba liquider adversaire politique, amul beneen xam-xam bu mu am. réew mi foofu la toll. moo tax wax dëgg yàlla nekk fii naan Guelwaar kan la déranger, wax dëgg Guelwaar kan la déranger. est-ce que fii ci salle am na koo xam ne suñ ne woon parti bi Guelwaar la tudd déranger na la? man mosuma gis li. ba tax daal Babacar, vous avez tout notre soutien. lépp lu ngeen ci war a def ñoo ngi koy ànd ak yéen. illégalité moo tax ñemewuñoo bind. man je suis un haut fonctionnaire. ENAM li ñuy njëkk a jàngal, l'administration fonctionne par écrit. administration day bind. administration de tradition orale. du ay nit yu koy passante de père à fils ñu naan histoire bi ñu la demoon. administration day bind. buñ ko bindee dafa war a tontu. te yoon dafa ne 4 weer lañ ko may pour mu tontu. lan moo tax duñu tontu nañu bind. kon ñu leen di féliciter di leen encourager. colloque bi ngeen di def tam am na solo parce que au-delà de seen affaire bi dina permettre sax ñun ñu bëri ñu ngi dégg Guelwaar am nañ ci benn idée nii rek, mais ñu gën a dekkil valeurs yu am solo yooyu partager ko ak Sénégalais yi. parce que li may faral di wax te foofu lay daanelee bokk na ci suñu problème mooy ñàkk a xam suñu histoire. ñàkk a xam suñu histoire moo tax Cheikh Anta Diop am solo. chaque fois ma ne ndaw ñi na ngeen dem liiraat Cheikh Anta Diop. parce que suñu histoire da nga wax léegi histoire générale du Sénégal tome yëpp laa ut mi ngi fii sama bureau ci suuf, mais suñu histoire booy waxtaan ak nit ñi dafa mel ni dafa am fu mu commencé. te loolu da ngay am jafe-jafe dépasser époque médiévale. waaye ñun dañoo am histoire depuis l'antiquité, même avant l'antiquité, la préhistoire et tout, mais suñu jëlee depuis l'antiquité sax mais kenn gënuñoo baax histoire. te tant que delluñu suñu histoire en profondeur dañuy continuer am complexe. tubaab bi dafa xam histoire am da lay wax 8 siècles 8 millénaires d'histoire. chinois bi dafa xam histoire am chinois boo am 11 ans boo ko waxee mu ne la ñun bi ñuy tabax la muraille de Chine Europe ñu ngi woon ci lëndëm ba kon ñun ñoo war a dominer àdduna. mais fii koo fi wax da soo weesoo jamono ñoom Lat Joor ak yu demee noonu am nañu jafe-jafe wax lan mooy suñu histoire. te dañoo am histoire depuis l'Égypte antique ba tey ji dañoo am histoire te histoire bu rëy a rëy la. kon yéen li ngeen di def nii da ngeen def œuvre historique pour restaurer des valeurs. Baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey. Baolinfo.net, le portail du Baol sur le web. Baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal ci chaîne YouTube bi.